chers téléspectateurs maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di leen dalal tey ji seen émission entretien avec ñu ànd ci ak kii di monsieur Cheikhouna Gueye nekk jiite mouvement bii di dal dëggu ànd liggéey nekk politicien fii si diwaanu Ndar tey moom la ñuy àndal sunu émission entretien avec dama koy bàyyi mu nuyoo présenté wu ak téléspectateur Télé Ndar TV. ñu ngi leen di nuyu di leen dalal di leen wax dal leen ak jàmm. di nuyu nag képp koo xam ni yaa ngi déglu télé bi ak di ko bëggee donc nag di wax ni comme tu l'as si bien dit donc Cheikhouna Gueye jiite mouvement boo xam ni ñu ngi koy wax dal nag boo ko déggee ñett moo yi ko composé defe naa ni projet société la. donc li ñu si dugaloon dara lu dul comme toujours développement rek moom ma dugal si politique. développement pourquoi parce que dëkk bi ñuy wax Ndar. ku fi nekk war nga jéem a fexe lu koy jëmale kanam kon may wax ni ànd naa fi ak ku ñuy wax maître Aba Talib Gueye ñu ànd maag moom créer parti donc su boobu bi ñu koy def it nekkoon si soxla askan bi ak jàppale dëkk bi rek moo taxoon ñu dugg si parce que nag politique comme ni ñu koy waxee xëy na ñenn ñoo koy ñaawal ñenn ñoo tax ba kenn ñemetul def politique mais politique du lu bon parce que boo ko xoolee si nasaraan si gàtt rek. dañ la politique c'est l'art de gérer la cité nga dem sax si xadis sax ñu naan la xubul watani minal iman bëgg sa réew bokk na si jaamu yàlla kon je pense que ni c'est la manière bi que ñenn ñi defe xëy na moom la ñu bañ mais politique du bon te du mas a bon ñun nag dañuy bëgg politique looloo tax tey sunu mouvement ñu tuddee ko dal ni dëggu ndax dëgg lu mu lalu du dem mais it wax ni lépp nag ñi def ko si kaw àndandoo si kaw respect boole ko nag ak liggéey kon lii mooy li nga xam ni moo tax ñu dugg ci politique. bon dal je peux dire que nous sommes à notre deuxième année tey am na ñaari depuis 2019 mi ngi existé donc ma ànd si nag ak ay nawle ay nit ñu baax tey ñii nga gis nii tey ma mën si lim ñoo xam ni bu nu ma xamee walla bu nu may wax du man ñoom la tey nga gis nii sama wet kii nga xam ne mooy la présidente des femmes du mouvement dal ñu koy wax Adja Betty Gueye ma ànd tey ak ñoo xam ne ñee samay mag samay doyen mais ñoo xam ne ñooy sama lépp ñooy sama refuge ñoo tax may mën a ma am sañ-sañ ma mën si lim ku mel na Rawane Diagne man si tudd ku mel na Adama Fall tudd si ku mel na Gana Diouf donc je pense que ni xaleel buy dugg si dara na am wéeruwaay donc man je suis presque sûr que ni li may dem ñemenaas ndax ñi ma àndal xam naa leen su ma nee dañu am mouvement rek ku nu xam-xam ne ñu ngi yëngu toujours ci développement ñu ngi ci programme socio-économique bu réew mi ñu ngi ci jigéen ñi ñu ngi jàppale ñu ngi jéem lu nekk pour suñu dëkk jëm ci kanam kon nag ku ñuy woot rek woonu ci Ndar war nañ la mën a wuyu et que ñëpp xam nañ ni Mary Teuw Niane APR la bokk Mary Teuw Niane mooy PCA bu Petrosen mais bi muy ñëw di ma seet ci waxuma waxu APR waxuma waxu Petrosen dafa ñëw ni ma dafa bëgg gis na ni te dégg na xëy na jéego yi nga xam ne ñu ngi koy dox ci dëkk bi ñuy wax Ndar mu ñëw ni bëgg na ànd ak man ci liggéey boobu ñu liggéey ci Ndar waaye ba ma ko waxee it terewul ñii may àndal gor ñu baax ñi dama diisoo ak ñoom ñu waxtaan ba dégluwaat ko mu ñëw ay yoonu yoon ñu nangu ànd ak moom pour un projet uniquement de Saint-Louis donc loolu moo taxoon ñu ànd ak moom nag ci local yi pour que tey bu yàlla defee tey ñu jëloon mairie bi ñu ànd ko gagné mais ñu ànd ko gérandoo ensemble yàlla def résultat yi demee ni mu demee mais it nag ma am ngoru janowaat ak moom ba ci këram ñu waxtaan ma xamal ko ni ko nag bi nga may seet si local moo taxoon nga seet si ma tey jii nag yàlla def na local yi jeex na kon damay dellu ak sama mouvement toog liggéeyaat nag toog xool lan la ma avenir politique bi di jox si noonu Ousmane Diallo comme vous le voyez si derrière si affiche bi donc di un jeune boo xam ni bi nu koy xam muy ñëw nekk koo xam ni xale bu ndaw la mais on peut dire que c'est Saint-Louis qui l'a fait donc lu mu am Ndar moo ko jox fi la yoroo fi la màgge fi la jànge après dem Dakar xëy na am réussite dans le cadre professionnel mënoon aussi rester à Dakar comme le font beaucoup de monde mais mu ni kat foog mu dellu si Ndar essayer de mettre sa main sur la population si naka si nekk si social nekk si développement créer mouvement lu yàgg nag laata Mansour sax te sañ naa ni laata Mansour di ko gis
ba gis ni kat xale bii kat loxoom set na war na mën a ànd ak moom mu jàppale ko si lu muy def kon je pense que ni lui aussi il a été rattrapé et bien de par la politique mais aussi de par Mansour Faye leader de l'APR. Mais man lorsqu'il venait me voir il m'a pas parlé de ay nanu ànd politique néew ma nanu ànd jàppale Mansour te liir nga ko fii dañ ni le mouvement Dal et le mouvement SYLDEF de Ousmane Diallo donc il est venu me voir en tant que leader d'un mouvement xam ni maa ngi moom bokk nañu vision bokk nañu li ñu bëgg ci dëkk bi mu tàllal ma loxo pour ñu ànd liggéey pour que Ndar baax ñu jàpp ni it liñ ñuy wax dëgg la ndax nit mën na la nax boo xam ne xëy na mën nga ko bañ a xam mais nag ñun dañu jàpp ni nit bu ñëwee tiim la wax ak yow xam nga ki ñëw ba wala ni la kaay ñu ànd bañ naa ko ba mu xalaat mouvement am mënoon ko tudde lu nekk mu tudde ko ànd nawle kooku dafa jeexal wax bon moom nag effectivement que mi ngi ak APR mi ngi ak Mansour de liggéey man nag dama ni ko du ma joxe bopp rocc làmmiñ mais il faut que ça soit clair man moom laa àndal mais nag moom lépp lu mu nekk te ma xam ne lii kat njëriñam la lépp lu mu nekk te ma xam ne lii kat xëy na mën na ko am indi promotion moom pare naa pour suma si wooye ma jàppale ko si donc par ricochet je peux dire que ni moi je peux le soutenir même pour que Mansour aille de l'avant ou gagne ses élections mais toujours en est que man moom lay àndal di ko jàppal mais nag ànd bi aussi par rapport au développement de Saint-Louis je lui dis que ni dañu àndandoo sans condition mais tey su ma naroon ñëw dugg ci politique ak moom même di ko jàppale je pense que dina nécessiter beneen waxtaan boo xam ni daan ko toog waxtaan ko pour am les moyens de notre politique parce que aussi quand même on va pas duñu hasarder wu rek dugg ci loo xam ne xëy na parce que jaaroon nañ ci ànd nañ fa ak Mary Teuw ce que ça nous a coûté xam nañ ko ñi ma àndal xam nañ ko kon je pense que lu ñuy dugaat ci wàllu politique daanu jóg xool ko mais nag moom jàppal ni daal moom lépp lu mu nekk ñun duñu wax di ci dellu nee nañ ko daal xale nga daanu la encadrer daanu la jàppale daan la jox suñu xalaat mu néew mu bëre sànq rek yaa ngi fekk ñun ñi ñu ngi waxtaan ci ay programme yoo xam ne war nañ ko mën a teg parce que nag boo nee programme dëkk bi tey jii war nañu wax formation des jeunes renforcement de capacité jigéen ñaa ngi fii war a def ay transformation fruits et légumes jeunes artisans yaa ngi fii jàng nañu mais bëgg ku leen gën a yokkal seen xam-xam y a aussi le volet financement ñu war ci jàppale jigéen ñi parce que ku jàppale jigéen jàppale nga kër y a les handicapés qui sont là dans la ville ñu xam leen ñu ay association ñu ngi góorgóorlu pourquoi pas ne pas les approcher pour voir naka la ñuy mën a xoole soutenir leen et pourquoi pas aussi tu vois avec l'hôpital nga xam ne moom la ñu am hôpital bii nga xam ne muy hôpital bu mag bi nekk ci Ndar defe naa ne képp kuy doomu Ndar boo fa demee gis nga coono ya ak fitna ya fa nit ñi di dal kon loolu bëgg nañ aussi waxtaan suy mel maanaam daal lépp loo xam ni gis nañ ni population bi dina tax population bi épanouir dina tax population bi nekk ci jàmm lépp loo xam ne xalaat nañ ci ñun daanu ko waxtaan defar nag benn cahier de charge bind programme wan ko ni ko kat lii laa bëgg kat ñu ànd ci jéem ko doxal su boobaa ndar yi xam ni ñun kat li ñuy woote day dëgg mais li ñuy woote aussi développement pour cette ville. Pas plus tard qu'avant-hier j'ai reçu benn association des jeunes bu nekk Pikine d'ailleurs man la ñu parrainé ma seen benn festival bu ñuy def boo xam ni c'est des activités lucratives activités de jeunesse donc pour wan la ni la kon li nga wax dama koy dëggal nous avons dans notre mouvement des jeunes et puis des jeunes yoo xam ni vraiment fu ñu toll parce que nag xale yi ñooy avenir u ëllëg kon defe naa ni loolu moom wax ko mooy ñeneen géej gi am na ndox c'est-à-dire que képp ku bëggul liggéey ñaar ñii moom mënuñu des ginnaaw jigéen mënul des ginnaaw mais it jeunesse mënul des ginnaaw te loolu lépp am nañ ci ay projet yu leer naññ yu clair loo xam ni sous peu je pense que bu ñu dajawaatee dina leen mën a wax ni kat voilà ce que nous avons réalisé depuis bi ñu gisee ak léegi nii. di leeral ak di dalal xelu nit ñi que ni nous n'avons rien contre l'APR ni aussi avec son leader Mansour di nit ku baax koo xam ni fii nga toog nii ñàkk naa fi sama rak mu ñëw jaaxle si ma muy acte bu fort ñëpp fekk ànd ak une forte délégation ñëw fii kon je pense que ni kooku nit la koo xam ni lu mu nekk war nañ ko si ñaanal jàmm mais di wax ni nag xëy na nekkuñu APR jëluñu carte APR mais quand même fexe naa ba kii nga xam ni mooy Ousmane Dal ñaan nañu yàlla jàppale ko ànd ak moom ànd boo xam ne du nekk ànd naxaate lépp lu mu nekk nag bu si toogee ak ñun waxtaan ak ñun daan ko si jox suñu xalaat waaye it daan ko si woon yoon woo xam ne bu si jaaree am victoire mais nag aussi di dellu di leen gërëm yéen di ñaan seen télé bi yàlla def ko mu màgg loolu ndaxte lii la Ndar soxla
lii vraiment kenn ku nekk doomu Ndar bu nekk war na jàpp si télé bu mel nii ba nga xam ne vraiment parce que ku gis tey professionnalisme bi ngeen ñëwee ku gis technicien wi bu aay bi macha allah li mu fi wane kon jàpp nañ ni doomu Ndar nag loolu warul bett kenn ñun fii école la lu nekk fii leen ko mas a jànge lu nekk fii la mas a tàmbalee kon ñuy wax ni daal ñu ngi leen di ñaanal te it nag yéen it lépp loo xam ne mën nañ ko si jàppale leen seen télé bi ba mu jëg sa kaw daan ko def ndax ku jàppale télé bi jàppale Ndar te ku jàppale Ndar jàppale suñu bopp di leen sant di leen gërëm di gërëmaat bu baax nag sama ñu baax ñii nga xam ne daal ñoo tax ñëpp bëgg ñëpp naan mën a alors que du man ñoom la ñoom ñoo nekk si ginnaaw sans tambour ni trompette di def lu rëy kon nag donc vraiment ñoom it ma leen di sant di leen gërëm di wax ni di ñaan yàlla ñu dajawaat yeneen daje yoo xam ni day nekk continuité dans ce que nous venons de faire jërë ngeen jëf. chers téléspectateurs yéen ñi di doon seetaan seen télévision bi di Télé Ndar TV ñoo ngi woon tey seet si kii di Cheikhouna Gueye borom mouvement bi di daal dëggu ànd liggéey tey entretien avec moom la ñëwoon seet si ñu jox leen dig daje rendez-vous ci beneen numéro ak beneen invité merci beaucoup chers téléspectateurs.